léegi comme asalaamaaleykum chers internautes maa ngi jéggaluwaat bu baax dafa amoon quelques coupures léegi finalement mujjee naa am Omar Coulibaly Navajo kooku ngeen di dégg mu naan les rois et les reines nekk un ancien du parti parce que député Moussa Cissé malheureusement connexion bi moo réseau bi moo xaw a jafe léegi doyen Omar Coulibaly léegi yaa ngi nii en direct sur ëttu libéraux yi léegi da ngay présenté wu pour ëttu libéraux yi xam la adduna bi yëpp xam la. waaw donc yow la ñuy déglu. waaw maa ngi asalaamaaleykum wa rahmatulah. taala wa barakatu maa ngi nuyu ñëpp sama mbokku nos frères libéraux. waa équipe libéraux vraiment di leen wax jaaraama. parce que li ngeen di def moom yal na leen yàlla jàppale bu baax a baax a baax yàlla jàppale ñu bu baax a baax a baax. amiin amiin parce que am na importance yëpp. importance bi mooy politique moom ku waxul moom perte nga. waaw politique soo feeñul waxoo comme ni ngeen di def nii vidéo yi ngeen di def vraiment am na solo trop. ñu ngi dundal parti bi vraiment animation bi rafet na lépp rafet na waaw man na Omar Coulibaly nag maa ngi dëkk Rebeuss nekk depuis 1977. xam nga du tey waaw ñu siy sant yàlla waaw di gërëm di julli ci di jëm ci sallallahu alayhi wa sallam vraiment ñu ngi si parti bi di ci yëkkatu di béy suñu waar au niveau de Dakar Plateau moom ku fa dugg dina xam vraiment liñ fay liggéey ba léegi ñu ngi taxaw di ko def si ngor politique loolu politique ngor la dëgg la waaw nit ki soo gëmee loo mënta gëm te boole woo si ngor xii ne su tawul nga dem uti taw feneen. dëgg la. waaw ñun lu nekk gis nañ ko on a tout vu dans notre vie. ndeysaan dëgg la. warkat yi gis nañ leen. sànkat yi gis nañ leen. ñu dul wax dëgg gis nañ leen. lépp gis nañ ko. mais ñun ba léegi ñu ngi taxaw rek. ndeysaan dëgg la. waaw ñu ngi taxaw fi ñuy taxaw kam la ñu gëm. li ñu gëm nag dañ ko gëmal ak góor gi. waaw te góor gi mënuñu gën a gore. dëgg la. lan la ñu paa bi waxoon ñu ngi koy njëkk a seetaan 77. mais ñu ànd pour defar Sénégal. dëgg la. dirigeants yi ñu fi nekk ñëpp xam nañu ne teg na toutes les bases pour le développement mais malheureusement benn bulldozer jaar fa dem ma lecture bi dem ma vision bi lépp la dem. day na waar. wallaahi xam nga tax mu dem ko. fii da ngay santé ne te ay nation yi ñu ngi planté ay arbres. dëgg la. Abdoulaye Wade bi waxoon la bande verte. ay japonais di ñëw ay français di ñëw ñëpp di ñëw day jàpp àll bi daw ñi koy dundal mu ne xale yi ndaw yi lan la case des tout petits. tàmm nañ ko. vision lu mu tegoon yëpp dara waay ñëw na ak bindu seeram bi maanaam rajaxe day rajaxe rek day rajaxe te rajaxe te comme ni ma la ko waxee woon rek xam nga politique moom liggéeyal sa bopp la yoo xam nga ci dara. da ngay liggéeyal sa bopp ak culture. donc yéen bi ngeen di gën a nekk jeune vers les années 70 77 74 yéen naka ngeen doon organiser woo parce que jamono jooju amul portable amul dara yéen naka ngeen doon organiser woo pour mun di dajale tuuti weccit di def seeni ay manifestation waaw kay xam nga suñuy jotante. bu nekk. waaw ànd bu nekk. su xol yi nekkee benn. vision bi dina nekk benn te liggéey bi dina rafet. dëgg la. parce que liñ doon ñun def par télépathie la woon. soo xoolee tous les anciens du PDS. nekkoon na Dakar Plateau. yëpp c'était par télépathie. ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo ko liggéeyoon ba baa bi toog. ñoom guum benn te mu gaañu. ndeysaan waaw yal na ko yàlla. waaye Fall mu gaañu. ndeysaan. Thiam le trésorier mu gaañu. ñooñu nga xam ne dañu liggéey ba Ablaye Wade yéeg ñoom ñëpp ñu si ñàngal. ak Mayakor Mbodj le doyen Mayakor Mbodj. waaw Mayakor Mbodj. ndeysaan. moo doon gis militant. bilaay bi bulletin de naissance. ndeysaan. yóbbu la police. bilaay. soxla. tout à fait. guum benn. guum te mu gaañu guum encore. ñoom su certificat fu mu la woon. ñoom ñi ñu gis pour le
def bu baax lu may wax de. yóbbu la photo police rang carte d'identité. inscription joxe ñu inscrit la. xam nga ñaata la ñu yoroon section bi. bi Abdou Diouf fi daanu moto 150 000 francs dafa nekkoon. ndeysaan. mais xam nga lan moo fa nekkoon dëgg. waaw léegi nag baa bi jël réew mi ay nit ñi ay ñu amoon ay envahisseurs ana ñu ñëpp daw nañu. keroog permanence yow bu fa ñoom Amar Sarr nekkee. yow keroog yaa ngi fa woon. waaw. ak Farba Senghor. waaw. saa bu ma jëlee parole lan laa leen wax. maa ne leen ñun yéen da ngeen nekk bi nekkee au pouvoir mosuñu leen gis. dëgg la. télévision rek la leen doon gis. dëgg la. Abdoulaye Wade daf leen jox xaalis ñu xeexee contre ñun. waaw. billahi. voilà ñun dañ waaw jeex na. donc léegi man ci man li ma jàpp ci sa wax nit day am lu mu gëm. exactement. nit day am pas-pas. nit day am dignité. loolu moo manqué nag. waa kañ. xam nga parti bi ñu ngi yóbbu soo feetloo. ñi parti bi di yóbbu débat yëpp li ñuy toll di ñëw. gars yi dañuy dem télévision pour ñu gis leen. après ñu dem mën a yow seen kanam feneen. c'est une honte. dëgg la. waaw cas bi mérite lool parti bi mérite lool. dëgg la. c'est une honte mooy lu mën a wax rek gars yi gëmuñu dara jaww. la majeure partie mais nag xam nga yàlla su ñuy defal waaw faxas bi moom dina xam nga ñun tey bii lay wax xanaa ma ne yàlla dina leen yóbbu daañu dem. waaw su booy bi ñëwee nag. kër si ñëwee. président ma ne su ñëwee dina leeral. ma ne. waaw su xasee ba teg tànkam. waaw. dama lay wax nga enregistré ko bu baax su xasee ba teg tànkam. waaw. dañu doon ay gars ñu xam ne ne dëgg am na. waaw waaw loolu dëgg la de. xam nga quand le chat n'est pas là les souris dansent. quand le chat n'est pas là les souris dansent. les souris dansent mais comme ni nga waxoon ñun am na. ñun on cotisé. gars yi doon jël suñu poche lañ doon jël. ndeysaan. parce que nag xam nga bu baax ma lu may wax. waaw. ñun ñu dem suñu benn jël suñu xaalis. su àtte bi su xalaat bi ñu benn. mu suñu xaar. ndeysaan. bu Ablaye Wade bi yéegee xëccoo ñu mën nañu wax ñu ak sant yàlla. ñu sant yàlla xëccoo. ñun nag bi ñu def président sax ñu yëguñu ko. ba léegi ñu sax waaye ñu fi seet. waaw xam nga man de lu bare de fekkee naa ko. am na ci lu bare loo xam ne man mii tey man mun naa ko wax ndax adduna bi yëpp ñu may seetaan. yéen li ngeen daj ci parti bi daju ko ci yéen. bari na ci ay anciens yoo xam ne la ñu daj ci parti bi la ñu daj pour président Abdoulaye Wade ndax gëm-gëm ak yaakaar ne moom rek moo mën a defar Sénégal xaaru leen ci dara man loolu lu ma wër la ci lu wóor la lu ci bari fekk na ma fi. sant yàlla rek jaaw. waaw mais nag xam nga tey am na ñoo xam ne bu ñu waxee ci plateau télévision wala ñu wax ci rajo yi wala ñu wax ci internet dinañ leen déglu mais am na ñoo xam ne kenn du leen déglu de doyen. non mais dëgg la. mais loolu dëgg li nga wax dëgg la. xam nga malheureusement. gëm nga ne gëm. waaw c'est que gëm moo jafe. dëgg la. waaw Iran mu ngi koy wax léegi yàlla su la bëggee dina la nattu il faut nga nangu natt boobu. ma ne da nga bëgg a nekk ak ay gars yi xam ne di ñëw positionné bu ñu xàmmee leen nga jël maanaam daal dafa mel ni ñun ay moto lañu nga ñëw fekk ñu rek ne leen kaay dem fële ñun dafa ñu fekk. dëgg la. waaw ñun on a résisté ak Doudou Ndoye. billahi. benn. Lamine Diack moo nekkoon Rebeuss. waaw ñaar Diop si suñu mag la. lu nekk la ñuy defal waaw suñu papa la suñu lépp la. suñu mag la suñu lépp la. lépp lu ñu defal. dëgg la. mais soo ko waxee mu ne boo yi kenn mënu leen génne feneen. dëgg la. waaw loolu mooy jëw moom soo demee da lay wax carrément nee na militant place kenn mënu ko jël. dëgg la. mais ñeneen ñi ay wàllu ñu. xam nga président Wade ndeysaan li nga wax grand dama koy dëggal président Wade li ci bari ay ci ay waxam. soo ko ne diw jaay na ngoro mu ne amu ko woon. amu ko. nit du am ngor ba pare di ko jaay. xam nga temps bi bu mu njëkkee dugg ci gouvernement. waaw. dafa ne peut-être la
marche du PDS. C'est comme un train. ndeysaan. saa yu ñëwee ba benn gaar. waaw. dina am ñuy wàcc. saa waay mais dina am ñuy yéeg. dëgg la. yow xam nga si dëgg soo demee Pàkku. waaw soo demee Pàkku Ferraay. waaw. Pàkku Bouteille. waaw. Pàkku bi ñuy jaay yu nekk biir Dakar Plateau yëpp. waaw ay vrai militant PDS yi ngi foofu toog. bu baax sax. lu wër xam nga ko. ñu ànd ak paay lu leen wax saa bu leen sonn. dëgg la. ñii dañ fi ñëw jaar di wax dem seen yoon rek. waaw parce que nit ki sa gëm-gëm. su gëm-gëmu nit. di ngay mun xam te gis nga ànd. tant que xaalis mi ngi fa doo xam nit. dëgg la. mais su ñàkkee. si ngay xam kan mooy nit. dëgg la. am na fi benn booy naa féetee turam. benn yoon lu ñuy waxtaan li ñuy romb booy Bachir Diawara. waaw. ma ne ko Bachir. mu ne ma ne ko jàpp nga ne métti na trop mais saa yi bul bàyyi. waaw parce que addina noonu la doo ànd ak ay nit. mu neex après bu commencé ni suuj rek nga daw. ba pare nag dañoo jël encore micro bi di wax lu xame ci Ablaye Wade ñun parce que nañ ko les réformateurs du parti. yow xam nga ci dara. waaw. gars yi ñoom ñu ne xaw ma si bëgg ay réformateurs lan la leen wax. saa dama leen fay. jaaw. waaw. dëgg neexul. waaw. man booy bu ma ko doon wax lu ma la wax sax du ma ko wax parce que dama ne ko ñun ay mag lañu. dëgg la. ñii ñëpp ay truands lañu c'est des truands. waaw les gens sont là pour monnayer leur talent. gëmuñu dara. c'est des mercenaires. gëmuñu. waaw léegi yow doyen la nouvelle génération tey boo leen doon ñaax ci lan nga leen di ñaax. mooy li ñu wax ne gëm rek. gëm bañ a yàkkamti. waaw àddina bul yàkkamti. mais nag kii nag histoire kii dina servir de leçon au président Karim Wade. xam nga ni mu koy servir. ñun yow soo ñëwee dugg si dëkk. Dakar. ñi ñu dëkk biir Dakar Plateau. parce que sama kër xamul fu mu jógee. waaw. waaw parce que soo xoolee descente bi tout le problème au niveau de Dakar Plateau xam nga su fekkee nit ki da nga koy dimbali da nga koy wax dëgg. mais soo ko waxee dëgg dina si ñëw xam dara. ñun duñ fi nekk doon yëngatu depuis 77. ñu sacrifié def ay sacrifice yu rëy. politique léegi la yomb yow loolu war nga ko xam. wallaahi. politique léegi la yomb. dëgg la. waaw gars yi ñu Pape Maïssa Sall mosul ñëw wax ko Farba Senghor. bu may njëkk a monté sama cellule Maïssa Sall Pape Maïssa Sall. moom moo njëkk a nekk invité sax ma ne dogguma la moom moo njëkk a nekk invité tey moo njëkk a wax. ne ko soo ko jotee ne ko Coulibaly. waaw. Pape Maïssa Sall la kooku gaynde la kooku moom ab gaynde bu mag a mag a mag la allo doyen donc chers internautes tey defe naa seen xol war na sedd ndax tey bu ñu demee ba am les anciens du parti parce que ñun lii la du soxla tama baax na sabar baax na mais dafay jaadu aussi ñu am bés rek woo suñu ay mag ñu jàngalaat ñu tuuti fàttali ñu démb bu ko defee aussi suñu liggéey gën a mun a yóbbu ndax ñi ngay gis ñu am problème yëpp dañ dul déglu mag te ñun nag yàlla dimbali nañ ba am nañ ay mag yoo xam ne si seen i keppaar lañu yaroo ci politique di ànd ak ay mag di leen déglu fuñ ñu jaarloo ñu jaar fa luñ ñu teree ñu bàyyi ko donc loolu mooy politique te loolu mooy parti démocratique sénégalais donc di nuyu ma sœur l'infatigable sama xaritu xol Assou Senghor maa ngi lay ziar suma xaritu xol wax dëgg yàlla jàmbaar nga boo xam ne kenn du ko naatable ci bëgg président Ablaye Wade défendre président Ablaye Wade di ziar aussi mon frère Bokar Niang aussi maa ngi koy ziar koo xam ne kenn du ko présenté ci Sénégal kenn du ko présenté ci àdduna moom dafa bokk ci famille bi dafa bokk PDS bokk ci njabootu Wade bi donc mon frère Bokar Niang maa ngi lay ziar dëgg yàlla di la ñaanal yow tamit gudd fan
ak wër di rafetlu sa taxawaay ñun la nouvelle génération lay waxal su may wax la nouvelle génération mooy man ñu ma maasel ñun ñoo war a yor réew mi ëllëg réew mi ni ñu ko waree yor mooy dañu ànd ak le président Karim Meïssa Wade ñu xaw a maase jamono ba pare liggéeyam yëpp da ko concentré wu ci nouvelle technologie et de la communication ndax àdduna mooy doxee noonu léegi politique bu njëkk suñu Omar Coulibaly wax na ko léegi sama grand bi bu njëkk ñoom amuñu woon ñun moyens yi ñu am ni ñoom amuñu ko woon ñun dañ daan nekk xale daan ranger ay chaises léeg-léeg bu ñu musaan gis grand yi di assemblée générale ñëw toog di ranger ay chaises di jàppale c'est-à-dire daf ñu daan neex dañ daan fier bu ñu gisee suñu grand yi daan nekk ci ay manifestations di xeex pour le président Abdoulaye Wade saa bu nu woowee ñu ñëw taxaw fu ñu dem ñu ànd ak ñoom donc loolu mooy parti démocratique sénégalais nañ leen gën a góorgóorlu nañ leen gën a góorgóorlu nañ leen gën a jàpp dañu bañ a yàqamti di wax ne politique comme ni ko président Abdoulaye Wade di waxee ku yàqamti du ànd ak man ku ragal du ànd ak man ku gore di du ànd ak man ku yàqamti du ànd ak man donc président Abdoulaye Wade daf ñu maanaam benn bibliothèque la boo xam ne ku ci tegu rek ku ci tënku jàpp naa ne politique képp koo sekkal rek dina la gëstuwaat donc nañu sant yàlla bi ñu yàlla mayee président Abdoulaye Wade yàlla may ñu créé président Karim Meïssa Wade un visionnaire ku am xam-xam ñun on n'a pas tort d'avoir choisi Karim comme candidat am na xam-xam bi am na compétence bi te ku àdduna bi yëpp di wër yow boo ko amee da nga koy téye bañ mu rëcc la ndax président Doudou Wade mës na wax ne bu ngeen sàgganee ba président Karim Meïssa Wade rëcc leen dina am keneen ku ko jariñoo donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal tous les libéraux du monde entier jàmm xéwal ak sutura ndax tey jii li ma gën a métti sax Sénégal waroon na weesu étape bi président Wade lim fi bàyyi ci loo xam ne tey buñ ci tënku woon bu ci président Macky Sall tegu woon rek jafe-jafe yi bari na wàññeeku mais malheureusement yàlla gars yi dañoo juum les Sénégalais ils se sont trompés un président par accident waaw loolu moom erreur la boo xam ne tey jii nii koo ci yeewoon bu subaa nga ne ko suba élection la gars yi duñu ko votelati donc élection locale yaa ngi ñëw li may ñaax ñun jeunes yi lu may ñaax ñun la nouvelle génération nañ leen mouiller le maillot nañ leen dem sur le terrain di waxtaan ak militants yi di waxtaan ak sympathisants au président Karim Meïssa Wade bi ndax Karim Meïssa Wade ñun ñoo ko war a jàppale nit ki boo koy jàppale dafa am noo koy jàppale d'accord ñëw baax na waaye tamit aussi dafa am loo xam ne ñun ñoo ko war a njëkkee ci ñun la war a jiitoo ñu baliser terrain bi defar terrain bi ba nga xam ne président Karim Meïssa Wade bu ñëwee rek day jaar rek dem yoonam élection locale yaa ngi ñëw képp koo xam ne sa doom sa jarbaat sa dëkkandoo sa mbokk amul carte d'identité fexe leen mu am carte d'identité ñi nga xam ne amuñu ay carte amuñu ay bulletin de naissance fexe leen ñooñu ñu utal leen ay bulletin de naissance bu commission d'inscription yi tijjee ñu fexe yóbbu nit yi ñu dem bind ci commission électorale yi ndax aussi politique loolu la politique xeex baax na ci xuloo baax na ci nekk ci internet yi baax na ci mais tamit aussi dafa am loo xam ne loolu mooy jiitu ci politique waaw loolu ñi ko xamul aussi il faut ñu xamal leen ko politique di tàccoo kii sabar baax na mais dafa am loo xam ne aussi ñun dañuy jëm ci élection dafa am lu koy gagné pour que nit ki mën a voter il faut que mu am ay kayit yu koy mën a permettre mu voter léegi kayit yooyu moom bu fekkente ne xamul yoon bi mu war a jaar ñun ñi ñoo war a fexe góorgóorlu wan leen yoon bi bu ko defee liggéey bi day daal di yomb ci ñëpp donc man loolu laa doon gën a ñaax nit yi tous les militants et tous les sympathisants tous les responsables du parti démocratique sénégalais ñun ñi nga xam ne tey suñu premier test mooy doon élection locale yi de test bu njëkk bi mooy élection locale yi avant ñu dem 2024 nañ leen fexe rafler tous les communes tout Macky Sall bu ñu ko may sax benn commune nañu fexe ramasser tous les communes ba moom mu xam ne moom fu mu nekk ni 2024 sax du ko xaar moom dina jël ay bagages am mu dem yoonam
buñ xam nga prolongation sax waruñu ko def ak moom ci premier tour lañ koy dóor mu daan mu xam ne fu mu nekk ni gars yi suur nañ ko doyal nañ sëkk ci moom ndax koo xam ne loo wax mu ne apprenez à vivre vraiment ñun président Macky Sall faluñu ko pour mu ñu naan apprenez à vivre dañ la jox suñu budget voté le budget jox la caisse noire jox la ay garde du corps doo fay essence privilège yëpp ñu jox la ko donc da nga war a fexe ba ñun suñu ay jafe-jafe nga taxaw ci mais bu ñu benn ñaar rek nga daw res non loolu taxul ñu fal la président Macky Sall donc maa ngi remercier tous les militants et tous les responsables du Parti démocratique sénégalais di jéggalu encore une fois ci dagg-dagg bi ci live bi ndax dafa am benn numéro député honorable député Moussa Cissé finalement mujj ma ko jot xam nga Saloum aussi ak moment bi taw yeeg yooyu réseau bi dafay xaw a compliqué finalement moo tax j'ai pu prendre le doyen Omar Coulibaly koo xam ne tamit aussi dafa am expérience ci parti bi yàgg xeex ci parti bi ndax ku ko dégg mu wax rek war ngeen xam ne kii li muy wax xam na ko ndax ñun aussi lii la ñu soxla koo xam ne ñoo ñuy ñaax di ñuy puus bu ko defee rek lépp dina yomb donc Lengs maa ngi lay ziar docteur Seck di ziar waa kër gi yëpp xam naa nag damay obligé yeewi askan bi ndax mi ngi bëgg a guddi tuuti xaw na am retard tuuti ci defe naa li ëppoon solo ci waxtaan bi mooy déglu kilifa yi ñu wax ndax am na fu ñuy toll ci politique dañuy soxla ay kilifa waaw li ñuy soxla suñu kilifa ñu wax ñu bu ñu waxee rek ñu daal di tegu ci loolu donc la responsabilité elle est citoyenne d'abord merci docteur Seck ensuite politique merci beaucoup li nga wax lu am solo la macha allah Lengs donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ëttu libéraux yi vraiment yéen kenn amul seen fay parce que nit ki aussi booy liggéey ba ñu naan la jaajëf di la encourager partout di la remercier partout abonnement yi partout vraiment ñëpp ñuy suivre à travers le monde donc vraiment damay remercier ñëpp di encourager ñëpp di leen wax ne nañ leen jàpp rek amul bàyyi ala accu comme ni ko booy di waxee amul ala accu amul bàyyi tôt ou tard ça finira par payer la patience moom en politique dina fay day yàgg rek mais dina fay te jàpp naa ne li ñu dund li ñu toog dootuñu toogaat lu toll noonu donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne lépp lu fi dëng rek ci man la waaye lépp lu fi baax rek ci suñu borom la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat rendez-vous jeudi prochain ndax xam naa ne ñoom Lengs ñu ngi ñëw te xam naa ne Lengs bu ñëwee bi yoon du yomb ci gars yi de bu Lengs jàllee Yande mi ngi ñëw madame Camara moom itamit mi ngi préparé affaire yoo xam ne bu ñëwee internet yi dinañu kontaan le doyen dem moom itamit aussi mi ngi may signaler ne am na ay bagages yoo xam ne bu ma ko wax mi ngi koy préparé Amadou Dramé aussi ci quinzaine bi dina ñëw lu mu tuddati gisee le génie moom mi ngi toog ci ruq bi le doyen Samba Ba ñoom itamit ñu ngi ak ay conseillers docteur Seck Alseynou Diallo ñooñu ñëpp ku ci nekk am nga looy def ci suuf Pape Yamar Camara moom itamit ak avec ses chroniques yoo xam ne macha allah laf cat di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne vive le soppi ndam rek jaa ngeen jëf et excellente soirée à tout le monde merci beaucoup.